ni tey dama war a waxtaan incha allah ci li nga xamante ne bi ci jiitu mooy Assane Diouf 6 mois de détention arbitraire kenn amul plaignant amul ku porter plainte kenn accusé wu ko ba noppi mu def 6 mois ci kaso bi waaw 6 mois yooyu noonu Assane Diouf ñu ngi ko nëbb jant bi te lu nekk daj na ko nag ci biir kaso bi moom la ñuy tàmbalee tey dugg ci li nga xam ne semaine bii ñu génn wala ñaari semaines yi ñu génn moo lëmbe réew mi muy li nga xamante ni déclaration bi nga xam ne Idrissa Seck defoon na ko biñ koy posé question ci diggante Palestine ak Israël mu wax ci déclaration boo xamante ni bii daanaka ñëpp dugal nañ seen grain de sel et puis ki ma tuddee le président du déshonneur voilà le koo xam ne xamul luy honneur waaw ñàkk jom moom la ñu am président boo xam ne xamul luy honneur gàcceel rek la ñuy teg tey jii nii je n'ai jamais été aussi honteux d'être sénégalais ay jamono da nga daan toog di bàqu foo mën a dem da nga daan bàkkoo foo mënti dem nuñ koy waxatee drapeau Sénégal nekk sénégalais mu doon fierté mais Macky Sall en 5 ans wala 6 ans dafa def benn prouesse il a réussi à mettre la honte sur la totalité des Sénégalais loolu la Macky Sall réussir loolu aussi dinaa ci ñëw waaw mais bi may tàmbalee mooy bi nga xam ni sama titre live mooy Assane Diouf 6 mois de détention arbitraire jaajëf Fifita Viviane Safi Thiès Diène maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp maa ngi jégalu di leen bëggee mais 6 mois de détention Assane Diouf ñu ngi ko arrêté le 24 novembre su ma juumul waaw 24 novembre ba néega ni c'est inadmissible dans un état de droit mais j'oubliais que ñun nekkatuñ ci état de droit ci dictature la ñu nekk nous sommes dans une dictature confirmée c'est officiel depuis fort longtemps que ñun ci dictature parce que doomu jàmbur ñu nëbb ko jant bi déjà dañu ko tooñ ña ko tooñ bu doon dañu nekk ci dëkk bu yoon am heure bi waxatuñ ko teg nañ leen daan bu yàgg mais quand même dina ma permettre nag ma ñëw waxtaan ak tuuti l'avocat maître El Hadj Diouf man de maître El Hadj Diouf man Galsen ku la respecté la ku la naw la franchement ci liggéey bu am solo bi ngay def parce que Assane biñ ko déporté tu as été le premier à être sur les lieux taxawu nga ko waaw mais itam gàcce ngaalaa ma daal mais itam du tee ñu sonj la maître El Hadj Diouf bu dee yaa ngi may déglu du tee ñu sonj la soo amee client ñu jàpp ko 6 mois ne serait-ce que nga mais nañ dem procès maître exiger ñu dem procès bul nangu ñu tëj Assane 6 mois jëm 1 an comme ni ñu def ay Khalifa Sall ak ñeneen Barthélémy Diaz il a été arrêté 1 semaine 2 semaines dañ ko jugé comprendre nga kon nañu jugé Assane ñu wax ñu Assane lan la def exactly bu ko defee ñu xam fi ñu mën a féete mais mu benn ñaar ñett Assane mu ngi ci jàmm mu ngi Assane place am du prison bu dara dul dara même bu mënul dellu États-Unis Assane sa place est auprès de sa maman auprès de ses enfants kon maître ñu ngi lay ñaan nga yëngatu ci dossier bi yokk ci Pastef taxal rajo yi maître na nga daan def comme na nga taxalee so Maimouna Bousso na nga ko taxalee woon rajo yi comme na nga taxalee woon Khalifa Sall rajo yi ñu ngi lay ñaan nga taxalee noonu rajo yi Assane Diouf ñu xam ni il est en train de subir une injustice notoire et sans précédent maître defal dara comme Assane moo la tànnaloon boppam
ñun dañ fi nekk di la renier wala dara mais dañ lay sonju pour nga xam ni kat ñun ñu ngi sa ginnaaw am nañ ci yow confiance mais itam am nañ sañ-sañ sonju la ne la kat nga yokk Pastef parce que 6 mois am nga droit taxaw exiger sa libération waxuñ sax ay liberté conditionnelle moom tollatuñu foofu waaw tollatuñu ay liberté conditionnelle il a fait 6 mois yuuxuwul deful dara malgré que torturé nañ ko def nañ lu ne am na ñu koy bañ mais il a été torturé loolu yëpp am na fi mais quand même soit ñu dem jugement soit on le libère point barre waaw loolu laa amoon li nga xam ni ñu ngi ko ciy wax waaw nañu yow yaay suñu bunt digganteeg ak suñu digganteeg Assane waaw yow yaa koy gis chaque semaine yaa fay dem yaa xam dossier bi mais def ci sa liggéey maître ñu ngi jégalu waxuñ defoo sa liggéey mais yokkal Pastef bi voilà muñ nañ nag 6 mois parce que ñun dañu am cofeel bu rëy ci Assane xam nga dañu am cofeel boo xamante ne mooy loolu comme ku bokk ak moom kon tey jii nii dañuy jaaxle buñ toogee dégg ñu naan mu ngi ci kaso bi 6 mois kenn jugé wu ko comme yeneen kii xam nga ñi am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso bi 2 ans 3 ans kenn jugé wu leen c'est parce que amuñu avocat mais Assane am na avocat et l'un des meilleurs comme ni ngay fëggee sa dënn tu es le meilleur avocat du Sénégal am nga notoriété sa kàddu nit ñi ngi koy dégg maître ne serait-ce que une conférence de presse Assane mérité na loolu ñu ngi jéggalu bu wér waaw on a nullement l'intention de vous offenser mais itam dossier Assane dafa yéex waaw 6 mois moom ay dem ci plateau wax ci 1 minute 2 minutes non waaw ñun li ñu bëgg mooy soit on libère Assane soit on le juge buñ koy dóor 10 ans ñu xam ni dóor nañ ko 10 ans voilà boobaa ñun dinañ xam naka la ñuy taxawee boo jaaree ñu wàcc xaru voilà mais l'attente est assez durée hein voilà maa ngi jégalu kon ñu ngi ñaanal Assane ci weeru koor gi bu baax a baax waaw parce que du ñu gore di mukk du ñu fàtte démb Assane ñun personnellement mouvement dafa jot taxul may wax ñun waa mouvement dafa jot Assane Diouf defal lu ñu lenn loo xamante ni nii c'est remarquable wala dara il a fait quelque chose pour tous les Sénégalais pour tous les patriotes waaw il a fait quelque chose pour moi en tant que Sénégalais ñuy dund métti loo xam ne man dama ko doon dund ci suuf il a osé dire ce que nous disions autour des bols de ceeb autour des ataaya ak lépp Assane Diouf taxaw wax ko ci kaw waaw ndax Macky Sall ñëpp doon teppi ñaw lu bonam waaw koo ne Macky Sall ay ndey nga ko ciy tegal Assane Diouf taxaw wax ko kon ñun xoolal on s'identifie à lui waaw moo ñu saagaal ñun ñëpp la doon saagaal dañ ko doon tàccu te xoolal on assume waaw delluwuñ ci ginnaaw beneen bi mooy Idrissa Seck la semaine passée am na benn déclaration boo xamante ni def na benn déclaration wax ci ay tuuxi duuna ay njuumte mais weesuwul ay njuumte mais yéen man Sénégal franchement je ne comprends plus quoi nit dafay juum xam nga tey man mën naa comprendre Idrissa Seck taxaw wax clairement que ni moom juif la wala que ni nangam ak nangam mais ñu jël waxam interpréter ko neneen la mu wax ñun ñëpp dégg nañ ko duma ci jaaraat mais acharnement bi xam nga ñii di ci faj seen soxla xam nga mais c'est inadmissible moo tax sànq ma titré que ni c'est un faux débat tey jii nii en tant que musulman man musulman la mais Sénégal du réewum jullit soyez sérieux bàyyi leen tëb di dala Sidi Lamine ay Oustaz Alioune Sall xawma kan ak kan mais nous ne sommes pas dans un pays islamique yàlla dëkkul Sénégal yonent bi dëkkul Sénégal même les athées ñi nga xam ni gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi ils ont leur place au Sénégal am nañ sañ-sañ ne ñoom dañuy am seen kàddu ci réew mi yéen 60 ans d'indépendance seen làmmiñ yu dijj yu rëy yi musuma leen a dégg muy Sidi Lamine
muy Ahmed Khalifa ay Aliou Sall amul kenn ku ci mës a taxaw xeex pour Sénégal doon république islamique loo xam ne Mauritanie gii doon nañu ko terewul ña bokkul ci diinal islam ñu ngi gis seen bopp ci république ba. Gambie république islamique la ñun ñu nekk 95% musulman ah fii bi fi Abdoulaye Wade di dindi peine de mort kenn da cee wax te leer na leen ni charia moo ko digle kan moo pare pour taxaw ne nañu attewoo charia bi xam nga naafiq baaxul bu ngeen jàppee ni yéen politiciens yi rek ngeen di dal seen kaw yéen ñëpp nag muy Aliou Sall ak Khalifa Niass Ahmed Khalifa Niass sa kër ak boîte bi ñu doon wax fàtte naa turu boîte bi sax fañ daan defee matinée yi ñoo dend musoo def fatwa ne na boîte de nuit yi tëj caga yi dañoo am carte dañuy jaay seen bopp Sénégal dafa daganu xam nga li may wax maanaam damay bañ ngeen dugg ci benn faux débat boo xam ne ay Sénégal réewum jullit du benn réewum jullit képp ku ko wax naafiq nga nu Sénégal nekkee réewum jullit na ngeen ma ko wax réewum jullit kay day àttewoo charia bu ñuy wax musulman charia moo tax charia mooy constitution jullit ñun ñu am constitution boo xam ne yàlla nee na amu ci yonent bi nee na amu ci ba pare ngeen bëgg ñu imposer que ni le Sénégal est un pays musulman fu ngeen ko teg naafiq allez vous faire foutre voilà man li Idrissa Seck wax il n'est pas mon candidat bokkuma réew mi mais dëgg dañuy koy wax te yàlla tax voilà yàlla dëgg la bëgg te dëgg la wax ñu la santaane ñu koy wax waaw naafiq nag weesuwul li nga xamante ne mooy li yàlla xaraamal ñu daganal ko biir Sénégal di def ay Macky Sall nommé un ministre du genre am na biir Sénégal kenn déggu leen ci ngeen def ci débat dégguñu leen ci ngeen def ci fatwa ah ñu ne déet na waay man ba tey gis nga ñu ngi taxaw di miim naan référendum bi ay les nouveaux droits dugg leen internet ngeen tàppe les nouveaux droits ay droit à l'avortement yooyu noonu droit à l'homosexualité maanaam tey jii nii ku mu neex see ku la neex kenn déggul leen ci yow Bamba Ndiaye duma la wooyee Bamba damay sellal tur bi man Cheikh Bamba rek laa yaakaar yow Bamba bi moom dindi naa ko comme yow da nga am sañ-sañ di génne Idrissa Seck man moom dindi naa tur bi moom xaw ma nu ñu la tuddee man tuddee naa la Damba waaw xaw ma dambal xaw ma Damba buñ ci wax baax na Damba Ndiaye yow man bon Ablaye Wade dama ko def suma xol dama ko bëggoon ba tey jii nii sax mais monument de la renaissance bi buñ ko dugalee ci cadre l'islam mais dafa xaraam mais Damba Ndiaye yow yaa taxaw ne dafa dagan xaraamul taa gël amoo xam-xam ba noppi dóor marto nga fi nekkee waaw ay monument bi maanaam man monument bi dama ci d'accord parce que nous ne sommes pas dans un pays musulman kon lépp loo xam ne day xëcc tourisme yooyu yëpp dañ ko ciy def mais bu ñu duggee ci cadre islam bu fekku ni réewum Sénégal réew charia moo fay attewoo daganul ñu fay amal ay statut daganul mais da nga taxaw ne dafa dagan mais lu tax naafiq baaxul tey jii ngeen wëlbati ko ne Idrissa Seck génn na diine ji yéen a moom Sénégal wala yéen a moom diine ji wala lan yéen seen àjjana dafa wóor seen jullit sax wóorul kenn xamul lu ngeen doon parce que li ngeen di def nii ñëpp mën nañ ko waaw ñëpp mën nañ taxaw ne yow Sidi Lamine franc-maçon nga ni ñu koy tuumaalee nit ñi dañu tuumaalee la ko noonu voilà man benn côté si ñuy wax nii man Sidi Lamine mën naa d'accord muy wax parce que ba fi Macky Sall demee Charlie Hebdo génnoon na wax ba fi Sidiki Kaba demee ci juif ya moom dafa dem def yi fi juif Sidiki Kaba moom Sidi Lamine wax na ci kon lii bu ci waxee c'est tout à fait naturel mais il a parlé avec une démesure déconcertante voilà moom ci jëmmi boppam ba muy attaqué Idrissa Seck demeewu ko objectivement
jugé wul Idrissa les propos de Idrissa Seck objectivement loolu mooy wax ji voilà ñee dañoo def ay actes kii il a analysé dañ ko poser une question te naa leen xamal benn affaire gis nga Palestine ak Israël bu leen kenn nax naan ay affaire de islam la ak juif déedéet guerre de territoire la loolu foog ñëpp xam ko kenn attaqué wul islam kenn attaqué wul dara ndax la preuve Arabie Saoudite gii nga xamante ni naar yu bon a fa nekk mooy buur yooyu noonu mais ñoom ñooy lëkkaloo ki Israël di dal ci kaw Palestine loolu la rek mais bu gis nga moo tax souvent il faut nit ñi di gëstu il faut s'informer il faut nit ñi di informer wu c'est pas parce que ñun man personnellement bon je suis 100% pour la Palestine waaw parce que ils sont opprimés ils sont oppressés te ñu ngi leen di teg loo xam ne du dëgg du yoon mais nag nañu xam ni du guerre entre l'islam ak Israël déedéet du lool de voilà c'est une guerre qui oppose qui concerne c'est une guerre des territoires affaire de territoire la sama suuf la du sa suuf affaire de colonisation voilà kon tey jii nii bu ñu ñëw di politiser yëf yi ñoom imam yi di wax naafeq yu bon yi fii la leen ambassadeur Israël recevoir ba ñuy génn ñu jox leen ay enveloppe ca pàccoo ba lañu sibee ni enveloppe jib na fa xoolal gis nga bu leen ñu damm waaw bu leen ñu damm waaw ay Idrissa Seck génn na ci diine bi am na waaju ma fàtte l'imposteur la yow moom xaw ma la woon sax déjà benn yoon laa mës a gis sa vidéo ak bii affaire Idrissa Seck bi amee muy ñaar première vidéo bi mooy ba ngay waxi caga yooyu noonu naan ay duma caga nga yow mi tudd Ibrahima Diallo soppi sa tur tuddee sa bopp Chérif Ibrahima Aïdara yow laay waxal caga nga doo dara yaa ngi dëkk amoo gii xam nañu la bu baax yow nga sant Diallo jël sa sant teg fële ñëw doon imposteur yow normalement heure bi ci kaso bi la waroon fekk ngay fëgg sa dënn ay ku ma xam yow bu dul woon weeru koor gi ma wësam sa lu bon te fu ñu gis nga ni nga ko waxee Idrissa Seck noonu ni nga ko waxee ñun noonu lañ la koy waxee noonu lañ la koy waxee yow loo tekki Sénégal lan nga tekki Sénégal laa bëgg a xam lan nga tekki Sénégal ay boo amee loxo lii la ñuy waxati ay sama gàmmu gi lañ ci daan def sa yow ban gàmmu nga am fii képp ku fi gàmmu Seydina Muhammad a tax te yow xoolal yaak moom ca Aadama ak Awa laa wax ku la xool xam ni Diallo nga sant amoo daraay leer amoo ko mu ñu waxee ngay fëgg sa dënn naan wax naa ko saraxam yéen a mën a duul yaa mën a fen yow boo taxee fëgg sa dënn tey jii nii yàlla xam na kii falu moo xam Idrissa Seck la moo xam Ousmane Sonko la moo xam Khalifa Sall la moo xam Karim Wade la ku mu mënta doon yàlla rek a xam waaw mais li ngeen di wax nii ay waxoon naa ko saraxam 10 000 francs mooy saraxam ak mais perte na ko bis ni ki tey mel ni yow yaay dogal yi lii la ñuy wax yow yaa génn ci diine yow mii taxaw di waxi sarax pour falu yow yaa génn ci diine yow da nga exclure sa bopp ci diine yow imposteur bu bon bi nga doon ñun yooyu doxatul fii de man maa gëmul yooyu man ay affaire de shérif ak ay nangam ay imposteur lañu te moom mii nii xoolal prototype la ci ay faux type yoo xam ne tekkiwuñu dara xam nga li gën a dangereux mooy gis nga li gën a dangereux mooy nga jàng alxuraan ba pare dëng c'est très dangereux billahi parce que dañuy manipuler les versets à leur escient xam nga maanaam ci ñoom ci li leen arrangé rek la ñuy waxee xadis yeeg ak suuraat yi waaw alxuraan gi maanaam nu leen neex lañ koy interpréter te boo jàngul tuuti rek mënees nañ laa gëlëmal soo amul tuuti notion rek wala boo dul gëstu ñu gëlëmal la xam nga ñëw raconter la ay histoire naan nangam yow ay doxaankatu yu bon yi ngeen doon ngay caga bu mag yaa taxaw sa conférence di fa waxi caga
ba pare naan duma caga damay jàngale caga nga doo dara voilà ay faiseur de malin bu ñuy conférence ak ay tafsir xawma kan Abdourahmane Gaye comédien boobu yow moom franchement saa neex yóbbulu la dara tafsir waaw dangaa jàng alxuraan dëgg la de mais Ahmed Khalifa Niass mës na ko fi wax que ni yéen ay théâtre kat ngeen quoi da ngeen di toog seen conférence jubluwu leen ci lenn loolu leen ngeen di wax nit ñi di leen soññ ngir ñuy ragal yàlla mais déedéet dañuy ngeen di def nit ñi lu ñuy réewee xam nga di wax ay bojo ay su ma gisee Youssou Ndour ak ay wax espagnol ak nee ba benn yaa ñàkk fayda yaa ñàkk xorom tafsir yow laay waxal Abdourahmane Gaye amal tuuti fulla sooy wax kàddu suñu boroom yi ci mel ni ay ayat alquran yi ci mel ni ay xadis day ciy boole fulla bu ko defee ñay dégg di ko déggee fulla mais boo ko woyofalee di ko dugal ci ay affaire de comédie xoolal da ngay dem nga bokk troupe soleil levant wala leneen moo ëpp yërmande nga bàyyi comédien bi waaw ñun doxuñ ci yooyu booy wax te yàlla tax xam nga mooy loolu diine àndut ak yenn yi waxuñ diine ay yàlla dina la rey wala nangam am na ay bànneex am na ay lépp mais na nga ko wax ci loo xamante ni kii dina ci jëli njariñ mais lépp lu nga et puis man dama seetlu moom tafsir ak waa jooju noonu sant jàllo naan sërif la lépp lu ñuy wax jeeg ji toog xeesal ba weex lañ koy waxal waaw dañuy wax bu ñuy wax nii fi góor ñi toogee duñ fa xool de duñ fa sax jublu tafsir day koy seetlu day njaap ba ci fiddiriyanke yi toog mu nekk fay kërëng di yaaba waaw ay dóorkat lañu rek bàyyi leen ni ngeen nekkee fii ku ngeen fi demonte bu ngeen jàppee ni yéen rek a yor làmmiñ di wax da ngeen wax ngeen lu leen neex bàyyi leen Idrissa Seck mu wéyal politique am voilà te sujet Idrissa Seck bi yu bëri da cee feeñ naa féq yu bëri nag dañ cee feeñ waaw am na ñoo xamante ni profité nañ ci di jaxase ay affaire de naan waa affaire de tarixa gis nga yooyu noonu bu ngeen ko fi jéemee dugal ay tarixa kii tijaan laak kii murit laak yooyu gis nga bu ñuy wax république yooyu amatu ci place bu doon république islamique la ñu nekk mais quand même am nañ sañ-sañ di xool yenn critères yi mais ñun suñu premier président Cheikh Fadilou Mbacké àndoon ak moom du woon julli du woon woor te gëmul woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam Serigne Fallou moom républicain la woon par essence waaw républicain la woon moom jàppoon na ni affaire bi du question de diine wala dara parce que nekkuñ ci réew moo xamante ni day àttewoo ci diine affaire de républicain la mais naka la ñuy jëlee Senghor nangu mu nekk suñu premier président ci jamonoy Serigne Babacar ci jamonoy Serigne Fallou si jamonoy Seydou Nourou Tall tey jii ñu ñëw taxaw naan ay Idrissa Seck bu ko kenn votel parce que juif la bu dee juif laa bëgg a xam amul droit nekk candidat mais bu dee loolu la da ngeen di wàcc ci tali bi ñu kaas ko d'abord ngeen woo ñu ci combat man je serai le premier ngeen woo ñu ci combat boo xam ne dañuy def Sénégal république islamique ñu dem dóor ko mu daanu mais ñemewu leen ko ba noppi juif am na droit jiite ñu ku gëmul yàlla sax am na droit jiite ñu parce que république laïque la ñu nekk moo nekk suñu constitution yéen ñii di wax ay Sidi Lamine Ahmed Khalifa kenn jéemu leen attaqué loolu ñaata at Sidi Lamine yaa ngi yor sa télé sa rajo Walfadjri bu doon dëgg la saa yi soo defee sa diineeg jamono attaqué laïcité bi saa yi soo defee diineeg jamono attaqué laïcité kon bu ñu kenn rey bu ñu kenn damm tant que ñu ngi nekk ci laïcité parce que laïcité mooy xamuñu yàlla xamuñu yonent yi xamuñu Jésus xamuñu Abraham xamuñu dara république la ñu xam loolu mooy laïcité ci loolu lañ nekk ñun nangu ko ba noppi ngeen bëgg a wëlbatiku dañu tuur lëndëm bàyyi leen seen xel yi ngeen di foowee ñun duñu ay xale comprendre nga jànguñu soriwuñ ci jàng xam nga mais au moins ñun dañoo am loo xamante ni amaana duñ ci tagg suñu bopp de mais yàlla wërsëgal nañu ko mooy le bon sens gis nga bon sens mooy nit
mooy ku nite le bon sens waaw di nga gis koo xam ne jàngul jongul mais dafa am bon sens maanaam dafa nite da ngay jàpp ni kii dafa mat dafa am instinct loolu mooy bon sens il est guidé par son bon sens mais am na ñoo xam ne dañoo jàng dem ba bac plus 6 5 dara ils n'ont pas amuñu lu ñuy wax bon sens mooy classe u Macky Sall gi dinaa ñëw ci moom laay tëjee nañu moytu ay affaire de kii Tidiane la gis nga critères yi mooy la ñuy tànnee président bu ñuy tànn président de la république critères yi la keroog maa ngi déglu Ousmane Sonko bi ko Maty 3 Pommes invité ci émission am maa ngi koy dégg moom Ousmane mu ne bu ñuy moom li ëpp solo mooy bu ñuy tànn candidat mooy na sa loxoom set ñaareel bi mu am compétence ñetteel bi mu doon patriote man nag d'accord naa ci ñett yi mu wax de mais dama koy dëpp maanaam gis nga bu ñuy tànn président de la république bi ci jiitu critère bi njëkk bi ñu war a seet ci moom mooy kii ndax patriote la wala du patriote moo jiitu lépp koo xam ne du patriote bëggul réewam mais France ak lu mu am xam-xam boo ko fi tegee ay intérêt kese lay sàmm du tànn sàmm intérêt Sénégal un patriote koo xam ne kii dafa bëgg réewam jaral ko lu ne lépp lu muy def maanaam avantage yu réewam la ciy xool d'abord loolu mooy patriote ak kooku gis nga naa la xamal lu tax mu jiitu parce que un patriote mën nañ fal patriote par exemple mu tële maanaam mu am incompétence mu tële comprendre nga ba pare loxo yi ñàkk set maanaam mais patriotisme bëgg réewam mooy maanaam da koy dominer ba nga xamante ne su naroon jël xaalis di ko def ci poosam patriotisme moo ko naan déedéet demal def ko ci dispensaire loolu du loxoy sedde patriotisme moo ko guidé mu def loolu ak lu mu cuune patriotisme dina ko may que ni France ñëw na di bëgg suñu pétrole Sénégal mën ci am 80% wala 40% du ci jël 10% dina am fulla même bu lu mu cuune dina xam ni lii nii sama réew lii moo koy arrangé moo tax man bu may bëgg naa ak ku mu mën a doon parce que wax nañ ko ñun ba ñuy tàmbali mouvement dafa jot amul candidat te du mës a am candidat waaw ku mu neex nag supporter sa candidat yi bopp mais ñun ut ay candidat wala joxe ay instruction kii la ñuy voter ak yooyu non on n'est pas dans ça nekkuñ ci yooyu waaw mais am nañ sañ-sañ wax leen critères yi waaw beneen bi mooy la compétence maanaam imaginer nga am patriote boo xam ne dafa compétent loolu cocktail la de koo xam ne kii dafa compétent ba doon patriote loolu mu ngi bëgg a neex mais nag balaa moo gën a neex mu yokk ci ay loxo yi set mu justifier alalam nga xamante ni kii leer nañu ne boo nee patriote ba pare am compétence foog naa li ci des ay waxu kasaw la waaw li ci des waxi kasaw ay loxo yi set ak yooyu sax man pour man mooy loolu yorul réew quoi parce que mënul fee jël boo xasee ba doon patriote rek doo fi def détournement de deniers publics doo jël sa njaboot di fal déedéet la patrie rek ngay jiital la patrie rek waaw loolu laa gëm man moo tax tey jii nii nañu moytu diw murit la moom laay votel diw tijaan la man moom laay votel man murit laa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul laa gëm mais duma tànn critère ci murit wala tijaan wala ñeseen man critères yi ma wax ci ku mu mënta doon ak ku mu mën a nekk su ma la saytoo ba gis ko ci yow ak foo mën a bokk dama lay votel ngir l'intérêt du Sénégal okay du ma yàqal dara sama yoonu murit ak sama jullite wala leneen déedéet même bu dee c'est un athée la ñu jox suñu réew dès lors qu'il est patriote
et compétent man pour man le tour est joué dans moins de 15 ans Sénégal pays développé la ñuy wax ak suñuy ressources naturelles yi ñu am waaw da ngay dem ay réew yu ay Vladimir Poutine ay kii mais Poutine est-ce que xam nga ni moom ci renseignement généraux Russie la bokkoon jàngam soriwul noonu taxu koo sori noonu mais tey jii nii pour wees bu demee ba nekk le patron de l'Europe dafa am yu mu boole dafa boole fulla compétence rigueur jom mais surtout le patriotisme c'est un grand patriote ce type je l'estime yàlla nañu yàlla may un président patriote comme Vladimir Poutine wala Erdogan ñooñu ay patriotes lañ dañoo gëm seen bopp gëm seen réew mais ay larbin des lèche-culs yoo xamante ni franchement saa yi suñu tijjee seen gémmiñ rek c'est pour faire de la diarrhée verbale waaw kon c'est très dangereux ñu bëgg a taxaw naan man sama président mu Tidiane la kii murit la ak yooyu amu fi place débat boobu c'est stérile amu fi place nañ ko jël taxañ ko ba mu kii sànni ko ca xaj waaw Khalifa Sall Tidiane laak Idriss Seck murit laak lu si suñu yoon mais léegi nag bu léegi attends am na ku ñëw damay fàtte turam am na koo xam ne ci kii ay Malick Noël Seck par exemple je le prends voilà bon je vais prendre Barthélémy Diaz man Barthélémy Diaz pare naa pour sànnil ko suma carte Barthélémy dama ko jël nii parce que je sais qu'il n'est pas candidat waaw respecté na suñu diine d'abord respecté na boppam mais patriotisme moom mais mooy loolu day leer ni kii gëm na boppam tey ba Barthélémy Dias bu fi taxawoon tey dañ naan non du murit wala du tijaan ah nañu bàyyi ay débat yoo xamante ne amul bopp amul génn waaw yooyu pour man c'est pas des critères de sélection de candidats nañu xool d'abord son patriotisme secondons sa compétence parce que doon am compétence ba pare doo patriote moom mook daraa yem waaw moo daraa yem kooku moom c'est pas la peine waaw koo xam ne il est compétent mais il n'est pas patriote kooku mook Macky Sall lay yem rek wala mu raw mu tane ko waaw wala Macky mi tane ko rek mais mooy loolu daal beneen bi mooy acharnement bi nga xam ni am na ci Idrissa Seck man su ma sañoon ñu moytu ko comme tuub na jéggalu na xam na ni moom juum na taxaw na ni tuubal na boromam tuubal ay soppeem tuubal sénégalais yi mais franchement le pardon yàlla ci jëmi boppam nee na boo ma tooñee ma baal boo ma tooñ ma jéggalu ma baal bàkkaar gim dul baale mooy bokkaale yàlla te ñiy bokkaale Sénégal ñu ngi fi ñiy taxaw ne ñoom ñooy yàlla wala seen sëriñ mooy yàlla mais ñu ngi biir Sénégal kenn ñemewu leen laal au contraire fu ñu dajeeg ñoom dañuy dem di leen di ndax alal ji waliyaouzu billah yàlla nañ ci yàlla musal waaw nous sommes un pays pourri par des nafiq pourri de nafiq waaw nafiq kese da ngeen di gis lu ne gàññ ay ñoo xamante ni taxaw nañ fii lu gën a garaaw téeméer yoon li Idrissa Seck wax def nañ déclaration taxawuñ jéggalu tuubuñu te ba tey jii nii ñu ngi wëy ngeen bëgg fi nekk di ñu sonal ci yoo xamante ni mu amul sens amul kii waaw ñii di attaquer aussi xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour franchement pour man même bu dara dul dara kilifa la même bu dara dul dara kilifa la te am nañu yaakaar ci moom waaw dafa am mbooloo mu topp ci ginnaawam kon foog naa bu juumee ci communication am na worma boo xam ne war nañ ko mën a sàng ndax worma dafa baax gis nga tey yàlla bu sàkkee guddi worma bokk na ci worma néeg buñ naan néeg day am toit am palanteer am bunt worma da cay bokk buñ demee bay sol silip di sol tubay jigéen ñiy wodd wala caay ak mbubb ak tubay ak yooyu du pour sol lii ne déedéet worma la d'abord worma kon je pense que
am na nu ñu mën a waxee ni sëriñ bi juum na parce que day nit la ku dul yàlla da ngay juum ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw yàlla yabal na Jibril du benn du ñaar ne ko déedéet ne ko du noonu nii la kon nañu wàññi tempérament bi waaw bañ di dal kilifa jàmbur kilifa la boo ko gëmul jàppal ni kilifa la waaw ak ku mu mën a doon nag waaw man dama jàpp ne kilifa moom kilifa la rek ak lu mu mënta def ak lu mu mënta wax du caagin ne duñ ko wax ni juum nga de déedéet parce que loolu naaféq la dañ ko koy wax mais ak worma waaw je pèse bien mes mots ak worma ndax Serigne Mbaye Sy Macky mooy candidat am nee na day politique day def tout pour que waaw Macky am ndam parce que citoyen la voilà mais itam buñ ko attaqué attaque bi rek laay kii mais am nañ sañ-sañ ne ko loolu mu wax nii jugement la boo xamante ni tey en tant que kilifa peut-être li moom moo waroon a ñëw sax fay coow li waaw moom Serigne Mbaye Sy foog naa moom moo waroon ñëw fay coow li su ma juumul waaw ne leen kat lii njuumte la te jéggalu na waaw ne leen ku ñëw ci keppaaru Alaaji Malick wala nga dem ci keppaaru Cheikh Ahmadou Bamba benn la rek waaw loolu ay faux problème la jàpp ne Alaaji Malick ak Cheikh Ahmadou Bamba nañu moo leen démb man foog naa seeni sët war ñu fi nekk di def yoo xamante ne mooy loolu du dëgg kon kilifa dafa war a am taxawaay boo xamante ne day fay ay mais du ñëw di jël kérosène di ko ci sotte muy gën a jax waaw ñii di taxaw nag naan Idrissa Seck tamit murit la murit gi lañ ko bañee yooyu ay débat la yoo xam ne amu fi place nañuy analyser objectivement rek waaw nañuy analyser objectivement te itam naa la rappeler benn affaire gis nga ñun dañoo doon ay fanatique waaw dañoo doon ay fanatique ba nga xamante ni tey jàpp nañ ne ñun suñu sëriñ yi lépp lañ mën lépp ñoom ñooy fal ñooy yokk fan yi ñooy joxe wërsëg ba pare fàtte yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ñu boole sàkk ñun ñëpp xam nga tey sëriñ buñ ko utee pour c'est un guide xam nga baatu sëriñ sax sëriñ man ki ma jàppee sëriñ mooy ki nga xam ne mooy ba nga mokk ba ngay baasi mi mara moo la ko jàngal feral iji mokkal loolu alxuraan koo koy sa sëriñ mais man ay Cheikh Ahmadou Bamba ak njabootam Alaaji Malick ak njabootam Abdoulahi Niass Limaamu Laay ak seeni njaboot ñooñu duñu ay sëriñ ay guide lañu ay guide quand on parle de guide mooy ki lay wan yoon ban yoon bi jëm ci yàlla waaw kon yaakaar naa am na ay erreurs yu bëree bëri fanatisme moo ci dugg yóbbu sénégalais yi waaw fanatisme moo ci yóbbu sénégalais yi mooy lan Serigne Touba mooy fale kii ne Alaaji Malick mooy fale kii naan xawma diw mooy fale ba pare tey jii nii nous sommes 15 millions de sénégalais murit yi nekk Sénégal yépp man sama bopp maa ngi ci biir mais boo leen calculer 3 millions jox Tijaan yi 3 millions yeneen parti yi lépp rek da lay dikkee 7 millions waaw léegi yeneen 7 millions yi ñoom fu ñu bokk ñoom duñ fale nañu gën a doon ay intellectuel ci li ñuy wax bañ a dugg ci ay futilité ak ay kërën Cheikh Ahmadou Bamba li ko yàlla defal da koo liggéey ay Limaamu Laay ñëpp dañ ko liggéey nekkul loo xam ne dañoo ñëw rek judd nii yàlla defal leen ko dañ ko jaayante voilà nekkuñ fi woon naan dañuy fal kenn ma Samba wala ma Demba déedéet mais ku fi taxaw naan da lay dig fal damay joxe misaal ñaata mbàkke ñoo fi am parti dem élection benn ci parti PVD par exemple def na fi musul dem élection présidentielle mais élection législative musuñ ci jël pays misaal Serigne Mansour Sy Djamil di sët ci Alhaji Malick dem na fi élection législative malgré que am na ñetti député jëlul pays du dëgg keneen ak keneen noonu ay xawma Mamoun Niass ak nangam ak nangam xam nga kon sama gars yi nañuy yeewu ñooñu falewuñu yàlla man laa leen toppee yonent bi
man de moom laa toppee Cheikh Ahmadou Bamba te maa ngi ko fay gis yëg naa ci sama bopp gis naa ci sama bopp kay doon tijaan ma ngi gis boppam ci yonent bi ma ngi cey gis boppam ci yàlla loolu la rek mais bu ñuy def amalgame di mélanger politique ak religion buñ koy mélanger buñ koy def rek di juum kon yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ak naafiq yi moom yàlla musal ñu seytaane moo gën a yomb mu musal ñu ci ay naafiq waaw parce que naafiq dafa doon koo xamante ni gis nga day muuroo mbalaanu sëriñ wala mbalaanu ko yiw ba dernière minute 90e minute temps additionnel ngay door a xam ne naafiq la looloo garaaw ci xam nga seytaane sax dès le début bu waxee rek di nga xam ni kii seytaane la waaw da nga xam ni kii il t'incite à faire des choses yoo xam ne franchement kii waxi seytaane lay wax mais naafiq nag mooy classe ñii nii ay Alioune Sall wax naa leen bu ngeen demee oustaz Alioune Sall nag laa wax naafiq la man maa ko wax dinaa leen wax fu ma ko teg parce que Macky Sall fii la fi dem Charlie Hebdo Charlie Hebdo laa wax mooy li nga xam ni tey jii nii tey li Macky Sall def lépp moo ma ci gën a naqadi teg tànkam Charlie Hebdo maanaam Macky Sall man loolu ma gën a naqadi ci li mu def lépp mais oustaz Alioune Sall daf ko layal seetaan leen le grand rendez-vous bi oustaz Alioune Sall toogee ak Mamadou Sy Tounkara ñu laaj ko ci ne ko yow ndax conseil président nga mu ne waaw ministre conseiller la moom Alioune Sall comprendre nga ñu ne dégg na waay ñu posé ko question ndax affaire Charlie Hebdo bi Macky Sall di dem tàggu na ko mu ne noo yëgu ko mais ba mu ko kiyee yëkkati na téléphone am woo ko laaj ko lu waral loolu ba mu ko expliqué lam ko wax dal na xelam léegi Idrissa Seck mi nga xam ne dafa taxaw publiquement jéggalu nangu ne juum na ngeen bëgg a taxaw naan da ngeen koy defal ay fatwa yéen moytu leen seen bopp de moytu leen seen bopp waaw ñu ngi jéggalu ñu ngi jéggalu bu dee dafa am ñuy saaga ñu ngi jéggalu bu wér dañoo nekk ci weeru ngëneel weer wi gën ci weer yi am na loo xam ne waruñu du dëgg am na loo xam ne waruñu waaw man moom xam nga bu ma jàkkaarloo nag Macky Sall feneen fu dul weeru koor sax dinaa teppi ñaw parce que c'est tout ce qu'il mérite nous sommes impuissants face à lui parce que nous sommes dispersés teppi ñaw rek lañ mën ci moom mais nag dañ nekk ci weeru worma weeru yiw loo xamante ni ñoom mooy loolu kon mooy loolu daal sama gaay nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax nañu moytu saaga yi ñii di dugg di saaga mooy loolu man liiruma commentaire yi nag boobu ba léegi mais yéen a ma gën a xam ñu yeggali waxtaan wi sama gaay mu doon li nga xamante ni tey naafiq waaw moom mooy li nga xam ne moo ñu sonal Sénégal ñun Sénégal naafiq moo ñu sonal kon ñu ngi ñaan yàlla musal ñu ci naafiq bu wér waaw ma yeggali ci oustaz Alioune Sall foog naa fa laa tolloon waaw Alioune Sall ñëw taxaw condamné bu baax a baax les propos man j'ai condamné les propos de Idrissa Seck parce que taxaw di remettre en cause que ni moom xam na fan la xibla bi nekk wala fan la bàkk bi yàlla wax ci alxuraan nekk loolu rek njuumte la mais comme tuub na ko jéggalu na ko nañu leeral nit ñi dafay baax nga ñëw toog profitoo ci moment yooyu ne yàlla lii la wax bàkkataa mooy màkka ndax mën naa leen wax ni bu ngeen xamee kàlla sax maanaam lu ci mel ni bàkka ak kaaba boo ko dëppee rek kaaba la lay jox bàkka boo ko dëppee kaaba la lay jox bàkka boo ko dëppee kaaba la lay jox bàkka kaaba
loolu foog naa Idrissa Seck bu taxawee ne Kaaba gi xam naa fa mu nekk loolu dafa juum dong te gannaaw ba jéggalu na ko moom franchement nañu jublu ci les choses sérieuses voilà yaa xam ci woon naa cee ñëw mooy Macky Sall mi yor suñu réew di ko pamtee di ko caxatee te chaque jour suñuy dem ñu jàpp ne Macky Sall dina def état des lieux xool dégâts yi mu def mais non man il me semble que ni Macky Sall li daloon Abdou Diouf syndrome Abdou Diouf daf ko dal man sama yaakaar quoi mooy que ni Macky Sall quelques personnes yi nga xam ne mu ngi leen di jox di leen compal ñu koy tàccu naankaat yaa ngi liggéey xëy na ñooñu rek la gis Macky en 2014 xawma 2015 tu as été le premier président bu dugg biir université Cheikh Anta Diop ñu kayaase la tëmbal la ay xeer yi doon taw toroxal boobu rek yow waru foofu nga waroon xippee Macky Sall ak yeneen ay toroxal sur toroxal mais malheureusement le réveil sera brutal pour toi énième déshonneur Macky Sall bi ñu def mooy boo taxawee naan tirailleurs sénégalais yi dañ doon am dessert kon français yi suñuy xarit lañ yàgg nañoo doon suñuy xarit Macky yaa bon àll bon ni Macky Sall c'est non mais il n'a même pas mesuré la gravité de ce qu'il dit non mais c'est pas possible nee na tirailleurs sénégalais yi tey je précise bu ñu nee tirailleurs sénégalais il y avait des Guinéens des Maliens des Mauritaniens bon wóoruma Mauritaniens yi parce que ñoom dañoo ragal lu métti les maa ngi ngeen baal ma nag bu dee Mauritaniens damay tooñ rek waa les Ivoiriens Togolais bon l'Afrique de l'Ouest waaw ñi ñu doon enrôlé ci Afrique de l'Ouest ñëpp lañ daan indi Sénégal ñoom ñëpp ñu maase leen boole leen amul woon kii mooy sénégalais déedéet ñoom ñëpp ay tirailleurs sénégalais lañu woon ah ñoom ñëpp ay tirailleurs sénégalais lañu woon kon Macky Sall bu taxawee ibbi bêtises yu mel noonu ci gémmiñam ñàkk du man dooma ni cuune man moo ko yóbbee xëy na bëgg ne France moom waaw di raay France te ñun France ci boppam la ñu bëggatul dama ciy profité di leen ñaan képp ku mën boycotter Orange Money na nga ko boycotter képp ku mën boycotter Auchan na nga ko boycotter képp ku mën boycotter Total na nga ko boycotter ñooñu loo leen jox France lañ koy yóbbu ñooñu ay patriotes lañ de ay patriotes lañu dañoo ñëw di yóbbu seen dëkk dañuy ñëw di yóbbu seen dëkk laa la wax mais ñoom ñun Sénégal da ngay ñëw ñu xàllal la premier xàllal bi rek mooy exonération yi ngeen di defal jël taxes yi sëf ko baykat yi sëf ko usine de ciment yi ñoo koy supporter entreprise française yeeg yenn banques yeeg yépp kenn du ci fay impôt bi wat kon sama gars yi ñi nekk Sénégal képp koo xam ne jooni ak lu man xam nga man ay kii moo gën a yomb ak kii moo gën a cher mooy li may wax rek gis nga patriotisme dafa am solo te bu ñuy wax patriotisme soo doonee patriote rek am na loo xamante ne yow sa xel moo la ko dul may munoo bàyyi jooni wala xawma kan je ne fais pas la promotion de jooni mais xam naa ni Bougane Gueye Dany moo ko moom sénégalais la mais na ko gars yi utiliser buy ñu jàppale ko ba mu dépasser Orange nga xam ne day améliorer réseau améliorer ko bu baax a baax sénégalais yi ñuy consommer Sénégal lu sénégalais moom ñu koy consommer patriotisme foofu la tàmbalee mais pas ñuy ñëw am nga Orange Money foofu nangam Orange Money déedéet parce que dañ leen ko may dañoo seetaan les entreprises françaises jël lépp jox leen parce que gis naa ñu ne Auchan luy jar 1000 francs ci boutique bi Auchan da koy jaayee 800 mais 200 de différence boobu noonu ngeen foog ne fu mu jóge même bu ñuy fay ay TVA déjà taxes yi rek dañ leen di exonérer benn ñaareel bi lépp loo xam ne mu ngi fay dugg rek daanaka ñoom seeni kii production bopp la ba ci français yi biir France ay élus locaux ñu ngi combattre Auchan ne dafay rey seen paysans yi
ñun ñi nga xam ne amuñu dara tekkiwuñu dara duñu tus non ñu yaatal Auchan may wax waa Pikine dem di ci ran cey non franchement dem leen ci boutique bi dem leen ci boutique bi waaw combat bi mooy du question de dem fi gën a yomb wala dara combat bi mooy gars yooyu ñànk multi les faux type xaw ma naka taal la xaw ma nekk chambre de commerce jël kii bi prendre ñooñ tam duñu ay patriotes waaw parce que ils ont pris les Sénégalais en otage parce que bi ma dégloo waa jooju naan Macky Sall du moo yo bon wàññi les denrées ñun ñoo ko yokkoon jamono Abdoulaye bëggoon mu daanu c'est scandaleux waroon nga am gàcce wala non un minimum sax de respect pour les Sénégalais yow dañ la waroon a tëj waroon ni spéculation nga def loolu nga def noonu c'est mais délit la mën nañ ko boole ci lépp mafia la boo xam ne mooy loolu ànduma ak président bi nañu yokk ceeb bi nañu yokk diwlin bi nañu yéen a fixé seen i prix yéen tam du ngeen benn patriote te yéen ñi ñu war a éliminer ci Sénégalais yi ngeen bokk waaw su ma nee éliminer nag au sens propre du mot éliminer nu ñu lay éliminer baax na yàlla nañ leen yàlla éliminer boppam sax booboo gën a yomb kenn di ci jàpp kenn ci barke weeru koor gi ñu ne képp koo xam ne yaa ngi prendre les Sénégalais en otage te doo patriote yàlla nañu yàlla teggil ak yow ak nu moom nu ñu ko mën a teggilee rek moo xam moom yàlla na seet li ko arrangé rek nu mu ko gën a yombee ci barke weeru koor gi ñu ni yàlla nañu leen yàlla teggil sonal ngeen nit ñi fatt ngeen nit ñi quand même ay Auchan ay Total de surtout ñu yor oto quand même dem leen EDK Oil dem leen Elton ñooñu ay sénégalais lañ Ousmane Sonko ci biir assemblée nationale il a montré la voie que jëluma Total suñu président bu fekkee ne moom du patriote ministre yi duñu ay patriote mais ñun population bi au moins ñu bëgg ñu mën a doon patriote sama prochain live nag dinaa ko def ci nationalisme ak patriotisme waaw parce que daanaka benn la waaw nationalisme dafa gën a radical moo tax ñu indi patriotisme kese mais nationalisme c'est le mot exact parce que nationalisme boo ko waxee dañuy jàpp ne xam nga Sénégal lan moo tax nationalisme mën fa am succès parce que ñun duñu xénophobe nous ne sommes pas un peuple xénophobe xénophobie mooy ñi nga xam ne dañoo bañ ay étrangers waaw man je me sens man bi may nekk Sénégal fi ëpp fi ma daan toog guinéen la jaaykatu banaana fa laa daan toog di waxtaan ak moom su fa nekkul sax ma jaayal ko bu ko sénégalais deful un étranger le fait à sa place mais où est le problème où est le problème ah man gisuma ci problème loolu kon ñun tey jii nii mën nañ adopter ay démocrate ay socialiste ak yooyu yëpp man dañuy jël ba taxañ sànni ko à la poubelle voilà utiliser soit nationalisme parce que nationalisme dafa am ñaari facteur dinaa ci ñëw développer ko mais surtout patriotisme benn la rek amul différence waaw bu ñu nee nationalisme radical bi nation la suñ nee patriotisme radical bi patrie la patrie nation waaw man de nationaliste laa moom mais je ne suis pas xénophobe je n'ai aucun problème avec les étrangers ni les français ni les italiens ni les turcs ñun ñoo war a am suñuy fulaay bopp réew moo dem ci àdduna bi ay étranger nga fa di liggéey mais dañ leen yemale seen place loolu mooy wax yi mais ñëw ibbi sa taat yi mel ni kuy yor otoraay bu ñu waxee nga naan waaw xawma lan ak non mais quand même lii Macky Sall di def moom kii prostitution la waaw moom day prostitué wu ci tubaab yi du leneen nag voilà mais bu ñu amee un président nationaliste koo xamante ni marché mais quand même Total tey jii nii Total même bu dee day am marché Sénégal mais marché boobu dañ ko war a comme gis nga ay Qatar yi naan français yi yamuñu leen dem leen ngeen gëstu li ñuy wax Koweït Qatar gis nga Koweït déjà un français
un américain un anglais amul sañ-sañ moom kese tëb ibbi fa entreprise mënul nekk dafay associé ak koo xam ne kii la Koweïtien la wala Qatar yi wala leneen associé laa wax nag day ut parrain d'abord ba pare ñu am lu utal le quota ne la say employé nangam ci ay Koweïtien dañ ci war a bokk mais Sénégal da ngay gis chinois day indi matériel am Chine indi ay employé am ak léppam sénégalais yi daal ñoom manee bar sax léegi dañ koy importer léegi ñun fan la ñuy liggéeyee ñun naka la ñuy liggéeyee loolu laa leen di laaj sama gars yi fulla mooy jaay Dakar utilisons le nationalisme soyons des nationaux wala des nationaux voilà gëm suñu bopp nañu yëkkati suñu bopp jox suñu bopp fulla jox suñu bopp fayda voilà man gëwuma ay affaire de démocrate ak yooyu gëwuma ay affaire de socialisme ak ay comme déedéet li ma gëm patriotisme nationaliste kese loolu laa gëm man loolu moo ñu mën a génnee ci guute bii de tubaab yeeg ñëpp da ngeen bëgg a liggéey Sénégal d'accord mais si suñuy condition ñun vous n'avez aucune condition nekk tubaab bi français bi turc bi marocain bi même justement même Maroc dem leen laaj marocain yi ndax ay canal ak yi niñ nekkee Sénégal ay orange ak yi noonu lañ fay lëmbee jamais ñoom dañoo am fulla c'est des xolal ñoom ay nationaux lañ waaw voilà ñoom yooyu la ñoom ci loolu la ñuy doxuñ ci leneen moo loo ci gis ñu ngi développé bu ñu jéemee li ñu war a njëkk a attaqué nag après mooy monnaie golo bii ñu am franc CFA moom tant que ñu ngi ciy nekk développement mënul nekk tant que ñu ngi ci franc CFA laa wax de développement moom buñ ko sax xalaat waaw su Gambie amee weccitu boppam Mauritanie am weccitu boppam Guinée Bissau am weccitu boppam ba ci Guinée kon mais lu ñu teree am ñun suñu weccitu bopp dañ naan ay non dafa équilibré Amérique yi nii moo dem dollar bi équilibré wul euro bi équilibré wul te pourtant ñoom ñu ngi dund les classement bii weesu classement ab les 10 pays les plus riches d'Afrique Nigéria jiitu ci mais xool leen classement bi man am naa ay propositions c'est des propositions claires et nettes ci yooyu waaw bi ci njëkk mooy franc CFA bi ñu sànni ko sa xaj CEDEAO ñun bu ñu yaakaar ci ñoom lenn parce que ay mënuñu tënku ci CEDEAO waaw CEDEAO moom xoolal bu ñu bëggee ñu ne leen dañuy génn ñu soit ñu bokk monnaie commune ñun ñëpp mooy avantage dañuy gën a may doole mais buñ ko bëggul ñu dem def suñu kii monnaie bopp Libye nga xam ni guerre la jóge moo ñu ëpp xaalis moo ñu gën a diis monnaie daf ci bokk monnaie souveraineté monétaire quand on parle de souveraineté on parle forcément d'indépendance c'est une évidence ñaareel bi classement boobu bi ci njëkk sax laa bëgg a wax du début à la fin amul kenn ku ci nekk franc CFA kenn ku ci nekk ci les 10 premiers sa monnaie bopp nga yor kenn ku ci nekk nag sa weccitu bopp nga yor waxuma la sax ay monnaie commune de comme ay CEDEAO kii déedéet Nigéria mu ngi monnaie boppam muy le Naira Afrique du Sud Égypte Maroc Tunisie Algérie Éthiopie ñoom ñëpp seen weccitu bopp lañu yor mais sama gars yi beneen bi nga xam ne bokk na ci li ëpp solo mooy la langue ñun bu ñu mënul utiliser li nga xam ne parce que xam nga boobu ba léegi maa ngi wax dëgg la maa ngi ciy rax ay français l'habitude oblige habitude bi la rek mais man su ma sañoon ñu utiliser suñuy làkku bopp même bu ñu mënul jël kii bi nuñ koy waxatee bu ñu mënul utiliser wolof yi ko jàngale mais nañu jël anglais bopp nañu def suñu bopp pays anglophone nga xam ni dañ naan léegi génn nañ sax ci colonisation bi totalement parce que pour man
ay Senghor yooyu ñu doon wax waxu naq sa xëndën ay colonisation bi ni ñu koy xatee la langue française est un butin de guerre. Quel butin ban butin allez vous faire foutre Senghor naan ay butin de guerre fan la ñu langue française yóbbu lan la ñu may lan la ñu defaral mais suñu constitution mënoon nañ ko bind ci wolof. 95% des Sénégalais s'expriment bien, assez bien wolof. Le reste dégg nañ ko. étrangers yi dugg Sénégal bu ñu fa defee 6 mois di dégg li ñuy wax Sénégal déjà langue bi fi ëpp li ñu fay wax c'est le wolof. mais pourquoi ñu bëgg ñëw ñu ne non dañuy utiliser làkku jàmbur man français làkku jàmbur laa ko considérer comme franc CFA bi. bu ñuy débarrassé wu ñaar yëpp la ñuy boole taxañ débarrassé wu ci billaahi boobu day gën a accélérer sax croissance su Sénégal da koy accélérer maa ngi leen doon wax en moins de 15 ans dinañ am développement mais bu boobaa en 10 ans bu ngeen lu leer laa leen di wax waaw en moins de 10 ans bu boobaa di ngeen gis développement bu leen bett di ngeen gis suñuy ingénieurs yi di defar ay ordinateurs parce que bu dee xel bi ñu ngi ak moom bu dee jeunesse bi ñu ngi ak moom bu dee jàng bi ñu ngi ak moom kon lan moo des la compréhension man jàng naa un peu de l'électronique mais référence yëpp c'est écrit en anglais li ci yëpp en anglais lañ ko bind mais boo demee Chine les Chinois dans les plus grandes universités ils étudient en mandarin leur langue nationale ci la ñuy jàng le coréen parle coréen mais beneen bi gën a yomb boobu pour vous dire que ñun on peut bel et bien parler notre langue nationale le wolof man moom laa ci taamu parce que man gis naa ne moo gën a yomb pour nit ñi dégg ko tey ay théorème de Pythagore buñ ko doon firi tey ci wolof ñu bëri nañ xam ni théorème de Pythagore lii lay tekki théorème Thalès buñ ko doon firi ba ci physique chimie nga xam ne mooy base lépp physique ak chimie waaw mooy base lépp ay loi d'inertie yëpp bu ñu la ko doon jàngal tey di la ko expliquer di la ko faram fàccee ci wolof non mais franchement heure bi Sénégal aussi dépassé na fii bu ñu waxantee dëgg kon la langue elle est primordiale débarrassons-nous de la langue française aussi bien aussi que du français fa ñoo yem benn la ñaar yëpp dañ koo hérité colonisation la ñetteel bi mooy lépp loo xam ne dañ ko tuddee français biir Sénégal kooku moom xoolal c'est mooy rupture définitivement rupture waaw bu ñuy wax vraie rupture mooy que ni génn nañ ci colonisation ay avenue Peytavin Jules Ferry xawma Ponty Faidherbe nag laa mënul supporter man ak De Gaulle Faidherbe ak De Gaulle man mënuma leen a supporter ay jaaykatu jaam ñu doon jël suñu maam yi di leen noot ñu jël suñuy mbedd yi gën a rëy bàyyi ñi nga xam ni ñoo doon def résistance bi démb ak barki démb ay Senghor yi sax taxuñ may wax waaw parce que histoire am na lu mu jàngale ci ñooñu ay Senghor moom taxul may wax Léopold Senghor ak ñooñu non man ñi may wax mooy ay vraie référence ñoo xam ne taxaw nañ tenir tête tubaab bi la Hadj Oumar Foutiyou ñoom dinañ ci ñëw nag loolu dugg ci approfondir ko mais yooyu quelques propositions yoo xamante ni nii moom laa bëggoon def guddi na te dama koor gi daf may escanté tey dama xaw a am migraine booba léegi maa ngi wax rek sama bopp baa ngi naan pëy mais dinañ ñëwaat incha allah ci lan mooy nationalisme pour Sénégalais yi cultiver le nationalisme pour mën a génn ci kii bi bëggoon naa tijji kii bi nag mais xam naa jeudi wala vendredi incha allahu taala dinaa ko tijji di ñaanal Assane Diouf Barthélemy Diaz Moïse Rampino Khalifa Ababacar Sall yàlla nañu recouvrer liberté yàlla na leen yàlla may seen liberté tawfiix aar leen fa ñu nekk te yàlla na yàlla dal ci seen kaw yi noonu yàlla na leen yàlla sàmm voilà
parce que ay prisonniers lañ yoo xam ne tey ñoom ay jàmbaar lañu ñi ma lim nii Khalifa Sall Barthélémy Diaz Assane Diouf ak yeneen ni jàmbaar yoo xam ne dañoo dugg ci kaso bi ndax lànk bañ a tëdd lànk bañ a mar ay dàllu jàmbur lànk bañ a wàccee seen tubay waaw looloo leen fa dugal waaw Sayer Ba jërëjëf nee na dessert bi laaluma ko wax nga dëgg pour man laal naa dessert bi sax mooy wala pourtant wax naa ci sax dama ko effleurer rek comme sama bopp bi day métti dama am migraine mais dinaa ci wax waaw mais li ma wax rek mooy que ni dessert bi mooy li ma wax sànq déshonneur maanaam bu ñu demee ba place Europe am xam nga Macky Sall taxaw di wax waxi dessert xam nga mooy loolu léegi nag ñun ñooy xool ñun ñoo war a di imposer xam nga lu ñu war a bañ mooy fal un président ak ku mu mën a doon que soit Idrissa Seck Khalifa Sall Karim Wade xam nga ba ci Ousmane Sonko ñu bàyyi leen ak seen coobarey bopp ñuy gouverner di def lu leen neex loolu moo dul yoon le peuple moom le pouvoir appartient au peuple bu ñu ginnaaw Macky Sall mii kii moom dootu fi am comme cuunee ni kii bonee ni Macky Sall moom dootu fi am mais ak ku mu mën a doon keneen kuy ñëw rek dama bëgg rek ñun ñu bañ leen a ba wàcc président bu mu fi amatee ay état de grâce waaw ñu naan nañ ko bàyyi mu liggéey déedéet duñ ko bàyyi mu liggéey dañ koy yéeg suñ koy fal nekk ci kawam ne ko nangam ak nangam da nga koy def par force wàcce ci tali bi jëlee ko kaw wan ko ni le pouvoir appartient au peuple kon sama gars yi maa ngi ñaanalaat bu baax a baax les prisonniers politiques yàlla sàmb leen bu baax a baax di ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi may teewlu aussi di leen jaajëfal surtout ñi bokk ci biir mouvement dafa jot du début ba à la fin waaw ki njëkk a dugg ba ki mujjee dugg maa ngi leen di jaajëfal bu wér a wér waaw dinaa ñëwaat prochain incha allah wax ci mais débat bi nga xam ne mooy affaire de Idriss Seck moom képp ku ci waxati rek naafiq nga ku fi taxawati naan Idriss Seck génn diine Idriss Seck nangam naafiq nga te yow mi koy wax yaa génn ci diine voilà yàlla moom nguur comprendre nga moo koy jox ku ko neex par le biais des Sénégalais ñu dem voter le souffle yàlla mooy def souffle bi ci nit ñi dem leen votel diw parce que bu ngeen gisee yàlla def souffle ci ñun ci yéen ñenn ñi sax bañ dem votel Macky Sall parce que li yàlla wax la peuple bu ne na mu mel njiit bu mel noonu laa leen di may ni Macky Sall may mathématique la évidence la ni Macky Sall mel la majorité sénégalais yi mel bu ñu soppeekuwul nag président yu mel nii rek lañu yàlla yi jox ñun bu ñu soppeekoo cultiver le patriotisme cultiver le nationalisme l'intérêt général di nga gis ne dañ am président boo xam ne bu fi toogee intérêt askan wi lay xool mais pas intérêt boppam maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gis waaw jaajëf ba soldaaru xoram fa Diallo baron bégee jaajëf Marie Diédhiou Mendy one love sister yeah bégee Badara Lo Thiès Diène Mama Ndeye Diouf waa imam Khalifa Babacar ñu ngi lay ziar di rafetlu sa taxawaay bu wér a wér xam nga ñu ngi leen di jaajëfal en tout cas yéen ñëpp di leen wax ni incha allah prochain live am nañ yaakaar xam nga ak koor gi moom mënuñ leen wax dara parce que léeg-léeg koor gi mal mëne la koor gi dalay mal mëne ba nga xam ne doo xam ne penku ak soow waaw yàlla rek ca sañ loolu sëriñ fi taxaw naan dalay wóorloo 30 jours nga wàcc ko fi dem seeti keneen lu leer laa leen wax ak ku mu mën a doon nag sëriñ bu fi taxaw di wóorloo taalibe yi 10 jours rek ah di nga ko fi wàcc dem ne non sëriñ bi liggéeyul ki nekkul fi yàlla kon ñi ngi siyaar ñëpp jaajëfatee one love sama gars yi di bëggee bu wér a wér alalu àdduna jaajëf jaajëf képp koo xam ne teewlu nga live bi rek maa ngi lay jaajëfal Marie la Miss Kane gisoon naa fi sànq Maam Sène gisoon naa fi Viviane gisoon naa fi Babacar waa Paris yéen ñëpp maa ngi leen di ziar xam nga
nañu gën a tàppe xol yi gën a defar xam nga mooy loolu bii di ñëw mooy daax incha allah one love sama gars yi big up di leen may dafa jot bii yeer dafa jot yëpp dafa jot sama gars yi dafa jot yëpp voilà ñun moom suñu mouvement nekkuñ fi pour ma sàmba wala ma demba ñun ay patriote lañu waaw bëgg a xeexal suñu réew moo tax mouvement dafa jot juddu kenn moomuñu xeexal nañu fi Khalifa Sall xeexal nañ fi Ousmane Sonko Assane Diouf ba tey bu ñu dalee ci kaw Idrissa Seck lu dul dëgg aussi dañ koy xeexal voilà mais itam di fàttali que ni ñun nous ne sommes pas des partisans nous ne sommes pas des militants loolu laa amoon lu may wax vive le mouvement dafa jot nag voilà dafa jot yëpp one love sama gars yi